ñu am mbégte ak kontante dalal la fi ci Yegle TV ak MTV Sénégal fii ci Liberté 6 extension ñu bëgg a xam noo tudd ak foo jógee ak yan rapport nga am ak le président Thierno Lo. waaw man maa ngi tudd Abdou Karim Fall nekk responsable politique Alliance pour la République nekk coordonnateur APR Pescara Abruzzo Italie nekk vice-coordonnateur des sections sud de l'Italie adjoint chargé des affaires sociales dans la délégation du Sénégal de l'extérieur muy la DC de l'Italie nekk également membre fondateur de l'Alliance pour la République di coordonner tous les républicains de la diaspora du commune de Kébémer et du département. ñu jàpp ne rek monsieur Fall yow yaa ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Italie donc tey loo ñu mën a wax ci li nga xamante ne moom moo di wàllu politique ci mim réew. waaw xanaa nag di wax ni politique moom ku ko wax mbooloo politique ku ko wax parti politique li ma leen di wax ci li jëm ci politique rek maanaam mooy Alliance pour la République yàlla dafa dogal ni ñun bokk nañ ci ñi ko fondé bi ko président di wut 2008 2009 ñu ànd ceeg moom ca nag ñun politique bi ñu ciy dugg it ñaar rek moo ñu ci dugal social ak développement fexe ba nit ñi seen yokkuwaay ci wàllu dundin fexe ba nit ñi di man di gis seen bopp ci réew mi moo ñu dugal ci politique moo tax président bi mu ñëwee 2008 2009 Italie proposé ñu un programme idéal pour le développement de ce pays ñu ànd ceeg moom loolu moo tax ñu ànd ak moom ci matière de politique. ndax ànd boobu ak yaakaar bu nga xamante ne boobu moom ngeen amoon ba léegi ndax yaakaar bi ba léegi mu ngi fa. mais chef tey la wàllu gën a ay parce que boo duggee ci réew mi gis président de la république li mu réalisé ci réew mi gis tey jii le président Thierno Lo mi tey fi ko président wóolu dénk ko muy TER bi xam ni tey boo taxawee biñ ko tàmbalee léegi dégg nga ñu ni ñaata millions Sénégal ñoo ko commencé jël. boo jaaree fii départ fii jëm Guédiawaye da ngay gis BRT bi bërki démb rek boo taxawee fii sa xol day sedd bi ñuy def appelu Cambérène bi la VDN ñu ubbi ko tey booy dem ba Tivaouane Peulh da ngay kontaan tey boo départ fii jëm Touba 1 heure de temps nga egg tey boo départ ñun la lan mooy KMS 3 muy jëm ci wàllu ndox luy yokk ndox ci dëkk bi sa xol dafay sedd boo duggee tey ci dëkk bi assainissement yi nga xamante ni tey mi ngi am ci dëkk bi soxol dafay sedd boo demee ci aéroport yu bees yi nga xam ne président Macky Sall def na ko ci dëkk bi soxol dafay sedd boo duggee rek ci réew mi parce que man bu ma ñëwee yàlla dafa ma dogal damay dugg def autour du Sénégal tey am na ci dëkk yoo xam tey ku leen yeewoon ni leen courant ak ndox heure bii dina fa fekk ci accès à l'eau ak électricité léegi kenn waxatu ko parce que ay jamono toolu gerte na naax toolu ñebe la ñuy wax léegi dañuy wax toolu courant. actuellement boo duggee ci communes yi amatul benn commune boo dégg mu xuloo ak waa Sénélec parce que lampadaire yaa ngi ci mbedd mi gis nga ko gis naa ko kon président de la république lam ñu diggoon tàmbalee ko ci réew mi vraiment à l'heure actuellement nit ñi dañoo gën a ressentir seen bopp ci réew mi xam ni président kat am na lu mu def ci réew mi mais nit it loo def dafa am ñu la war a jàppale muy sa parti muy coalition bi nga yore. coalition Benno Bokk Yaakaar dem nañ ci ay élection am na lu ñu perte am na lu ñu gagné loolu ñu perte nag lenn waralugul lu dul waa APR waa Benno Bokk Yaakaar ñoo voté contre Benno Bokk Yaakaar ci loolu c'est pas nekkul lu rafet nañu am benn générosité jàppale président ci li ko Sénégalais yi dégg mooy lan fexe ba réew mi ni mu ko waxee woon taux de croissance bi fi mu tàmbalee ak fa mu yem Sénégal di ci gis seen bopp ki war a tukki ki war a jàngi ki feebar war a faju ki am soxlaam ñu war ko fajal ki nga xam ne dañ ko tooñ mu war a mën a dem ci yoon boo tëddee am sécurité bu doy loolu tax ñuy fal njiitu réew. voilà li nga wax noonu dégg nañ ko waaye am na loo xamante ne junju nga ko da nga ne waa Benno Bokk Yaakaar donc ñoo xeex seen biir. bien sûr donc loolu donc lu ko waral. waaw mais xam nga nit boo àndeek nit man ni may àndeek président laay wax man président bu ma àndeek moom tey mu jël nit ni kii laa wóolu tey teg ko fii vraiment damay gis parce que ndaw loo gis
doo tolluwaayi ko yónni lay yor mais tey bu fekkee da ngaa nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu def parti bi def coalition bi dafa am nag ay nit ñoo xamante ni dañ leen di war di jiital à chaque fois di leen bàyyi xel parce que ñooñu dañoo xam lan mooy réew mi gis nga Sénégal parti socialiste dafa amoon benn avantage bu mu amoon léeg-léeg da ngay dégg benn commerçant wala benn transporteur wala ku yàlla may daraja mu nekk ci parti bi boo amee soxla jërul ngay egg ci njiiti réew mi ñooñ dañuy taxaw faj soxla boobu tey kon boo àndee nit mu defal la loo xamante ni gënoo fi ëppoo fi mu jàng njëkkoo ci lu dul générosité ak jàpp ni yow compétence bi ñuy dénk président de la bi war na ca dompat jox la pour nga jàppale ko ci loolu développement réew mi egg foofu kon tey bu ñu la wóoloo ba dénk la da ngaa war a am un cœur ouvert président da la dénk parce que moom li ko réew mi dénk ci la jëlaat dénk la kon nag bu fekkee ne ndénkaane la mu dénk la ko dañoo waroon taxaw am benn générosité jàppalante mais boo gisee ce qui se passe nga xamante ni tey waa Benno Bokk Yaakaar ñoo voté contre Benno Bokk Yaakaar mën na nekk ci leader bañ fa investir moo amul charisme politique wala moo yëgul askan wi parce que Sénégal nag dañoo toll foo xamante ni tey jii kenn nelawatul ndax danaa ko dégg ci benn journaliste mu koy wax naan réew mi ñi di tëdd waaye duñu nelaw kon loo fiy def rek nit ñi xam nañ ko bu ñu la dénkee mbir jiital la da ngaa war a mën a taxaw benn taxawaay boo xamante ni président mi la wóolu dénk la dafay xam ni kii kat li mu ko dénk mate nga ko man nga ko yaa ngi dem ci njaboot gi parce que politique booy politique doo wuyu téléphone doo feebar doo seeti ku feebar doo dem dëj doo dem ngénte sa oto climatisé tout le temps yaa ngi tëj say porte doo wax ak nit ñi mais politique doo wutal nit ñi liggéey lu ñu lay jariñ ñoom amul njariñ politique boo koy def da ngay jige askan wi xam lan mooy soxla sa askan wi parce que kenn ku nekk ak sa soxla kenn ku nekk kii dafa bëgg fu mu dëkk kii dafa bëgg lu mu naan kii dafa feebar war a faju kii dafa war a voyager kii doomam dafa jàng war a liggéey kii dañ ko war a defal stage kii dañ ko war a defal formation kon kii dafa toll ci koo xam dafa war a bay war a am jiwu kii dafa toll ci koo xamante ni tey jii yaramam neexul dafay seet dafay bëgg ku ko soutenir kon ñooñu champ politique bu Sénégal boo ko bëggee boole dafa am loo xam ne da nga koy matal nun nag waa APR ak waa Benno Bokk Yaakaar dafa am loo xam ne daf ñu manqué maanaam générosité bi nekk ci président de la république ba tax kenn ku nekk mu woolu ubbi bunt yi ni leen kaay leen ñu ànd réew mi parce que wane na ko président bi mu gañee ba pare dañi man ubbil naa ñëpp samay buntu tey xàmmeewul kenn bu ñëwee Benno Bokk Yaakaar damay jàpp ni ñëpp ñoo bokk réew mi ci réew mi bu fekkente ni dañ la fal jox la ay responsabilité kooku jëlaat ay responsabilité dénk la war maanaam tey mooy lam la dénk nga fexe ba mu egg ci askan wi man noonu laa gisee. est-ce que li xew wanewul ne Benno Bokk Yaakaar daanaka lu tubaab di wax ni donc dafa egg si usure maanaam. non pas du parce que. pas du tout xam lu tax ñu wax loolu parce que on voit que fii léegi 2024 daanaka donc ñaari at rek a des. donc 2024 donc bu ñu sukkandikoo ci waa donc si luy raam quoi. Comme quoi donc le président tu vois donc n'est pas candidat est-ce que donc loolu wanewul ne Benno Bokk Yaakaar c'est tas la jëm. Benno Bokk Yaakaar man li ma jàpp ci gëm ko bu ñu dégloo li leen président di def loo ñu def ko li mu wax ci askanu ñu def ko conseil yi mu joxe ñu def ko li mu bëgg ci politique ñu defal ko Benno Bokk Yaakaar mën na dem ba horizon 2035 même bu président Macky Sall jeexaloon tey ba demoon yoonam Benno Bokk Yaakaar il peut bel et bien régner dans ce pays parce que cadre yi ci nekk ku Abdou Diouf formé ku Senghor formé ku Ablaye Wade formé ku Barthélémy Dias ku ñeneen ñëpp ñoo xamante ni tey jaar nañu Ablaye Bathily Ahmed Dansokho ñoo ñëpp ku ñu formé ci réew mi boo nekkee ci parti politique Djibo Leyti Ka mais ñooñu cadre yooyu tey bu ñu la formé bàyyi la ci politique loolu la mën a jàqale ci réew mi l'administration di nga ko xam di nga xam nooy comporté woo ci diggante sëriñ si di nga xam ci religion bi noo ci waxee jeunesse bi di nga xam fooy jëm ak ñoom jigéen ñi di ngeen leen defal l'entrepreneuriat pour mën a gérer loolu président Macky Sall dafa teg bilan bu leer liggéey lu leer kon nag tey action yooyu mu teg ñi mu jox ay responsabilité nañ ko fekk ci loolu jige askan wi di waxtaan ak askan wi xam lan mooy bëgg-bëgg Sénégalais yi ñu ciy dox ndax nun ñooñu fal ñooñu fi ba
lii juddoowuñ ko jàngewuñ ko ci école dañoo dem ànd ak suñuy nawle wax ni leen dénk leen ñu ñeeni dénk leen ñoom ñu jël la ñu wóolu ni président Macky Sall la ñu wóolu dénk ko kon président Macky Sall kay bu ñu ko dénkee mu jëlaat dénkaat la mu bëgg président leen rek la bëgg réew mi dox moo tax mu indi PSE Puma ne fi Prodac ne fi Semi ne fi yooyu yépp tey boo ko demee demal tey fi sàmmkat yi nekkoon daara tey avant président Macky Sall di ñëw lan moo amoon piste de production yi avant président Macky Sall fan la toll ceeb bi ñu daan bay waalo avant président Macky Sall di ñëw fan la tolloon Sénégal de l'extérieur yi li ñu président Macky Sall defal président mosuñu koo defal c'est la première fois dama Assemblée nationale on a 15 députés boo demee tey fépp président jëlee na ay Sénégal yu nekkoon bitim réew indi leen fii pour ñu jàpp ci réew mi ca nag damay wax ni kuy dugal 1200 milliards c'est normal fa ñuy waxtaane ci développement réew mi ak muy pencum ndaw réew mi nga am représentative moo tax président nungul ñu ko defal ñu loolu kon nag la ñu waxoon ak moom def na ko mais moom itamit def na mais nag ñi ñuy dénk nañ xam ni ki leen dénk day na dénk doomu réew mi day na dénk ci li ko waa réew mi jël jox ko mu bëgg nag foofu am yokkute mais Benno Bokk Yaakaar moom élection yi weesu gis nga ko on a perdu les grandes villes mais on a gagné mais nag boo gagné ba pare perte fu mel ni Dakar perte fu mel ni Casamance perte fu mel ni Thiès ah perte fu mel ni Kaolack dafay jot na nga toogaat nag xool ñi la entouré ndax lañ lay wax ni moo am wala amul parce que ñu ci bari dañuy dikk ni la président tout va bien non non lépp doxul am na luy dox mais am na lu manqué la manqué nag nañ koy wax président di ko xam di ko saafara. ok Abdou Karim Fall bu mu la dégloo bu baax ci li nga jotee wax ni léegi da nga ne Benno Bokk Yaakaar am na ndam waaye dafa mel ni seen ndam bi dafa takku suuf de. takkul suuf on a gagné mais dama ne tey ku sañoon Ndakaaru président Macky Sall ñun ñëpp bu ñu waxante li mu ne rek bu ñu sañoon coalition Benno Bokk Yaakaar rek parce que capital bi lu toll ni presque 60 milliards budget annuel. boo sañoon boo yoreem réew yaa koy contrôler fu mel ni Thiès xam nañ impact bi mu am ci champ politique bi fu mel ni Kaolack foo xamante ne mooy base arachidière tey boo sañoon booy gouverner da nga koy gagné fu mel ni Casamance tey boo sañoon booy gouverner da nga koy gagné mais malheureusement on a perdu mais boo xoolee 2014 ñaata commune lañ gagné woon fii de la commune bu Dakar. mais on a gagné 4 mais champ bi politique bi du woon loolu. on ne devait pas perdre la ville de Dakar ci bu fekkoon ni président ñi doon ñëw naan ko président lii joxoon nañ ko les bonnes informations ça ne va pas passer comme ça. Très bien. Par rapport aux bonnes informations, revenons maintenant à l'actualité. Gis nañ ne Sénégal fan yi depuis daaw presque un an maintenant affaire Sonko Adji Sarr donc yow en tant que responsable politique si diwaanu extérieur maanaam en Italie et plus exactement à Pescara en tant que Sénégalais de l'extérieur lan moo ci sa xalaat si loolu. benn xalaat rek laa ci am sénégalais la ak sénégalaise bu daje woon ñoom ñaar li ma ciy wax nañu def justice mu gaaw plus rapidement possible ñu àtte dossier bi fu dëgg feeñ ñu xam ni foofu la dossier bi dañ ko war a àtte warul am leneen nañu àtte dossier bi Adji Sarr Ousmane Sonko la du keneen du Macky Sall yoonu kenn yoonu Idriss Seck yoonu Thierno Lo yoonu keneen nekku ci ñaari sénégalais benn sénégalais bu doon liggéey ci bërëb kenn fekk ko fa mu wax ni ko da nga maa def nangam ca yoon ni loolu kenn amul droit def ko nit ñoo am problème yoonu keneen nekku ci tey su ma la tooñoon da ngay ñëw porter ma plainte ñu yóbbu ma Adji Sarr Ousmane Sonko gënu koo nekk sénégalais Ousmane Sonko gënul nekk Sénégal Adji Sarr ëpp ko fi ay droit kon ñoom ñaar ñëpp nañ leen yóbbu tribunal ba ñuy àttee ñu àtte leen nga xam man ma xam parce que da nga am devoir savoir mais dama am devoir savoir fan la dëgg gi ne. sama laaj bu mujj mooy collectif ànd sàmm jikko yi di xeex pour enfin bon di taxaw pour ñu criminaliser li nga xamante ne moom mooy borom ñaari tur yi. ci pencum ndaw réew ma donc finalement je crois que la loi n'a pas pu passer donc yow tamit ngay sénégalais ba boole si aussi tu vis à l'étranger et plus exactement en Italie lan nga ñu mën wax ci initiative boobule.
waaw man de initiative bi gis naa ko ñu koy xeex di ko wax parce que ñoom initiative bi ñuy wax c'est pas au Sénégal mais niñ koy waxee boo ko déggee xamante ni à l'étranger plus précisément moo ëpp sax li tax ñu koy wax ay Nations Unies la ñuy wax mais ñoom ci dëkk bi lañ dëkk doon ay sénégalais am fi ndey am fi baay am fi doom bu ñu leen gisee ñoom loo xamante ne nee nañu loolu lii dalul seen xel mais nañu dem wax ko njiitu réew mi nga xamante ni moom la fi sénégalais yi fi teg njiitu réew mi wax na ci président Obama ñëw na fi seetaan nga ko seetaan naa ko mu wax ci premier ministre britannique ñëw na fi président wax ak moom ci biir palais bi nga seetaan ci ma seetaan ni tant que maa ngi fi ci réew mi nangam du fi am mais ñoom itam premier ministre canadien ñoom itamit am nañ sañ-sañu ñoom loolu da mais buñ ci amul lu dal seen xel ñoom nañu bind président recevoir leen ñu toog waxtaan président it nekk nit ku ouvert ku ko xam-xam nit ku ouvert ndax moom lañ dénk réew mi ku fi am lu ko naqari bu leen neexee am nga sañ-sañu bind lettre ni man li ma leen di wax nañ dem toog ak président point yi nga xam jàpp na ni dalul seen xel ñu waxtaan ci ak président wax leen ci seen xalaat wax leen ci xalaatam ñoom ñu wax ci leen seen xalaat ñu boole li nga xamante ni moom la waa réew mi yépp bëgg xam nga réew mi moom kenn xalaatu fi loolu quel que soit Alpha. voilà lan mooy sa kaddu bu mujj. waa xanaa di sant ñëpp rek di leen remercier bu baax a baax di leen ñaanal seen site bi di leen xamal que ni daal maa ngi wootewaat un appel solennellement waa Benno Bokk Yaakaar ñu am sérénité dal comme nun ni ñu koy defee à l'étranger man boo ñëwee fekk ma fa ma ne chaque année dinaa fexe ba Sénégalais yi ñu jox ñu hôtel bu toll ni Méridien ñu fay màggale kenn du ci fay dara mu nekk 1000 chambres chambre bu ne 150 euros par jour boo ko boolee ñaata la 150 000 euros 2 jours 300 000 boo ko boolee 95 millions ab tubaab diñ ko jox gratis loolu su ma ko mënee ça veut dire que ni nit foo mën di ne da ngay am collaboration ak nit ñi. waa Benno Bokk Yaakaar nañ am générosité nañ jàppale président de la République projet yi mu am ci réew mi bari nañ boo duggee ci dëkk bi sa xol dafay sedd boo gisee pont yi barki dem naa Kër Massar fii boo demee pont bi lee mu pare cité Lobat Fall bi boo fi jaaree sa xol dafay sedd Cambérène ñi ngi koy tàmbalee BRT bi gis nga ko deuxième phase bi nga xamante ne lancé nañ ko muy train express régional bi war a dem aéroport Diass lancé nañ ko kon nit ku ambitieux la ñu am nit ku bëgg réew mi la ñu am mais moom itamit nay xoolaat entourage am di xool ñi xam ñi maîtriser réew mi xam kër kilifa diine yi xam kër aada kër ñi fi nekk ñu mën a waxtaan parce que réew mi ñun ñëpp dañ koo bokk ñoo bokk ndey nañ bokk baay nañuy wax lu rafet di def lu rafet di waxante lu rafet parce que ñooy bokk jàkka yi ñooy bokk jumaa yi ñooy bokk mariage yi ñooy bokk cimetière yi kon nag na lépp rafet may waxaat waa Benno Bokk Yaakaar nañu unir suñu force jàppale président de la République élection législative yii di ñëw ñu fas ne yàlla loolu jàll